deuxième grand combat bi nga xamante ni spécialité bi ci nekk bi moom mooy dañ la ko andil ba fi nga xamante ni moom moo nekk Pikine asalaamaaleykum mbër. salaamaaleykum. waaw. ginnaaw ba ñu sant yàlla gërëm Yeesu Kirista di sant Maman Marie ñu ngi sant ñi nga xam ne ñooy suñuy waajur ñoom ñi tax ñu taxaw fii waaw di nuyu waa koñ bi di nuyu kilifa diine yi mais di nuyu ëtt diine yëpp rawatina waa Tivaouane di nuyu waa Kaolack di nuyu waa Touba di nuyu taalibe sëñ Mansour yi ma nee taalibe sëñ Mansour yi waa kër Cissé yi xam na leen may wax di nuyu taalibe sëñ Fallou yi di nuyu ñu teew fii ñëpp di nuyu taalibe sëñ Mori Kara yi bu baax a baax noo rëy waaw di leen sant di leen gërëm parce que affaire yi neexutoon daa bette waaw parce que ñuy nuyu borom télé bi Aline Diop mi nga xam moom GG production parce que lii bu ko neexoon mu bañ ko daane man Pikine xale bi Pikine la dëkk Pikine laa am damay ñëw jàppale ko lii c'était pas prévu pour ñu bëri ñu déglu ak déglu ñu bëri xam ne lii c'était pas prévu maanaam préparé wu ñu ko woon démb si guddi presque la lépp daal di yemm grâce à Germain mi nga xam ne c'est mon frère depuis bañ nekkee xale ñooy ànd côté boobu maa ngi sant yàlla parce que man ñi may àndal démb ñoom lay àndal tey ba léegi di ci sant yàlla bu baax a baax xam nga di nuyu mafia kàkku bi waa kàkku maa ngi leen di nuyu du nuyu waa bopp coor waa raskaas du nuyu sama booyu koñ yi xale yi pare yi waaw waa raas maa ngi leen di nuyu waa Ciriba di nuyu képp koo xam mu ngi jàppale Tigo di kontaan ci loolu waa au sérieux di woo ñëpp sama combat bi. Tigo sànq dama ne deuxième grand combat am ñu ma ne troisième grand combat waaye naka ngay waajalee combat moom mooy question bi nga xamante ni moom moo ñu gën a ñor tey jii. waa Germain man damaa dem Popenguine ñëw ba ma demee Popenguine ñëw lundi mardi mercredi vendredi su guddi ñu jox ma sama premier combat arène vendredi su guddi ma bëree ko dimanche mbot waa ji mbot bu rëy ça veut dire que man damay pare man du ma xaar avance loolu may doo ko pare. ma ñëw dugg ci kalaaf yàlla dogal ma jël kalaaf génn ci kalaaf def saison blanche ba ma jugee ci combat boobu grand combat laa ci tegaat bii moom mooy deuxième grand combat bi duñ ko paree nu dul fair play maa rek parce que stade bi ñu koy bëree suñu bundu kër la nekk dox àgg la xam lépp loo xam ne day may ndam def nañ ko parce que comme ni ma ko waxee démb ci de signature bi dem nañu uti ji doole dem nañ Mauritanie dem fekk ji foofu suñu grand Ali Ndiaye préparé combat bi foofu ñibbi si ñëw ànd ak suñu mbokk di sant nag suñu waa écurie parce que damaa jóge écurie Falaay ñëw ci écurie bi nga xam ne falaa sosoo falaa nekkoon ba ma ñëwee ñu ëmb ma Zatase nag vieux ba di sama ñaari mag yoo xam ne tey fu ma yegg si làmb ñoom ñaar ñoo tax ñu ëmb ma andiwaat ma ci écurie bi tey di ma jàppale ba ma yegg si fii nii muy affaire boo xam ne maam day bu may wax sax daf may sama yaram day daw parce que tey ñëpp xam na ni vieux ba bëreetul gëj na bëre Zatase mu ngi ci ba léegi mais tey jii man maay bëre mais teewul ñu ngi ciy jàpp te wóor na yàlla li ma Zatase yéen bu ma ko tegee saa yi du xàcc koom. ndax waa Pikine mën nañu xaar Tigo génn ci buntu këram daal di dox ba arène ba comme ni nga xamante ne noonu la ko suñu papa yi daan defee ak mbër yu mag yi wala Tigo bu daan dem mbapat parce que fekkee naa say mbapat nga daan dox dem ba ci mbapat bi tey arène bi mu ngi juste sa buntu kër ba xam da ngay dox ba dugg ci biir arène bi noonu ngay wax waa Pikine. ak dégg waaw Zé loolu noonu nga ma laaj lu war a mun a nekk la mais dama am ñaari waajur ci làmb jamono toll ni muy Cheikh Ndour ak Tidiane Diop ñaari grand yoo xam ne ñoo ma teete def ci ma lu ne Tidiane dem ba ñu dem signature bi paasuma moo ma paasal ma dem paasal ma ñëw jox ma reer Cheikh Ndour sax guddi day jaar sama jabar wacc fa xaas pour reer waaw de passage di nuyu Père Sarr mi nga xam moo nekkoon suñu saal te feebar di ko ñaanal yàlla wér ñoom luñ des dere moom nañu def mais rafet na tamit ñu jógee fii dox comme ni nga ko doon defee wala yéeg sareet sax. Tigo sa adversaire nekk nit koo xamante ni également xam na la bu baax a baax
yow tey boo amoon message bi nga xamante ni moom nga koy wax lan mooy en tout cas dig yi nga ko nar a dig pour dimanche incha allah. waa Germaine question bi nga ma laaj dafa neex a tontu sama adversaire lan laa ko war a maanaam lan laa ko war a wax mu pare xaar ko ci man loolu yomb na mais dafa am benn affaire boo xam ne bu ma sañoon ñu may ma ko ma wax ko tuuti dafa am ñaari doomu aadama yoo xam ne dañoo yàgg ci man di ma jàppale ba may nekk xale kenn ki jigéen la kenn ki góor kenn ki bu may dem stade saa yu ma dem stade oto bi may yóbbu moom ma koy yóbbu moom moo koy andi muy Assane Naar di sama grand bu baax a baax a baax mënumaa toog télé te du ma ko wax ñaar ñooñu keneen ki jigéen la mu ngi ci ginnaaw Maguette Ndoye muy koo xam ne sama yaay la sama yaayu xol la sama yaayu bopp dégg na lu nekk baayu Tigo dégg na lu nekk baayu Tigo Maguette Ndoye dégg na lu nekk baayu Tigo mu jàpp Tigo di ba mu nekkee xale ba léegi di leen ñaanal yàlla bàyyi suñu kanam sama adversaire li ma koy wax mooy làmb ji Pikine lañ koy bëre Pikine moo ko ibbi te dañuy ñaan yàlla suñu borom mu may ñu ndam adiyee suñu Fall ñu andi ko fi waa Pikine. ba xam Tigo ni nga naree nekk ci mbër yi njëkk dëkk Pikine ba pare nar a ubbi arène bi ba xam loolu defu la pression. non c'est une fierté c'est une grande fierté parce que parmi tous les lutteurs de Pikine je suis le plus petit parmi eux je suis le plus petit parmi eux comme si Dieu fait que je fais partie des lutteurs qui vont être les premiers qui vont lutter dans l'arène c'est une fierté on rend grâce à Dieu ça c'est une fierté c'est rien d'autre ça ne peut pas être une pression pour moi parce que j'ai lutté dans beaucoup d'arènes. J'ai lutté dans beaucoup d'arènes. Si on me donne l'opportunité de lutter près de chez moi, ça ne peut pas être une pression. Non. am ñi nga xamante ne dañ daan naan Tigo amul supporter waaye yaakaar naa ne tey jii nii nettali na leneen Tigo lan nga ciy wax. waa loolu ñi ko wax dañoo juum man boppu coor moo nekk sama wet nga tourné ci ginnaaw gis xale yu pare yi waa raas ci ginnaaw ñu dem ba yaakaar ni jeex na moo xool sama ginnaaw gis waa ASM waa docteur yow mi nga xam ne man ñoom la woon may dem bay faqasalu waa ciri ba ñëw ne ma non xoolal fii ba ma tourné gisuma ñeneen ñun waa Kaap ñooñu ñan ñoo leen wër di ñaax si boteer bu bis baa ku yéex doo am fooy toog de waaw. Tigo Pikine bëri na ay autorité waaye dañuy faral dégg ñuy naan autorité yi dafa am mbër yu ñuy jàppale am mbër yu ñu dul jàppale fan nga toll sa digganteeg autorité yi ba xam ñu ngi lay dimbali. waa question bu am solo la parce que toog naa télé benn bés fii ne autorité jàppale wuñu ma maanaam Pikine am na autorité yoo xam ne ñi lañuy jàppale mais je pense que appel bu am solo la woon parce que ba ma ko defee gis naa changement ku la jàppale bu ñu téye wax ko autorité yi am na ñu si jàpp mais am na ñoo xam ne jàppuñu si am na ñu si jàpp am na ñoo xam ne jàppuñu si ñi si jàpp nag moom dañ leen di sant di leen ñaanal ñi si jàpp dañ leen di sant di leen ñaanal parce que mun nga lim nga juum ku ci mel ni tey par exemple waaye Pape Mbacké da cee jàpp ba ñu duggee foofu tourné daal di dugg suñu koñ fekk fi benn grand boo xam ne tiset yi ngeen gis tiset yi ki ko defar monsieur et madame Sila may ma ko waa Sokos yaa ngi dégg nga ñooñu tey buñ ma jàppale bu fekkee autorité jàppe du ma tiit mais autorité jàpp nañ parce que Pape Ndong moo ma may xaalis ma dem defaru ji Pape Ndong nu ma gëy Seck jàpp na ci da cee jàpp yaa ngi dem la ma tourné fii nii koñ bi fii xamali gën a garaaw suñu koñ fii nii secteur bi kër yëpp a ci génn jàpp ci kër Siiseen ba combat bi taxawee ba may wax dëgg yàlla tax du fi ma nekk ba combat bi taxawee ñoom ñoo njëkk a ñëw andi seen loxo muy sama maam mi nekk si kër gi di ñaan yàlla dëgëral ay yaxam suñu kanam yaa ngi dem la yeneen koñ yi topp suñuy génnee comme combat bi moom ñàkkuma ci loolu mais des na ba léegi see su ma sañoon ñaari bolok la ma promoteur bi jox ñaari bolok 200 ticket Tigo mënu koo jeexal 200 ticket Tigo mënu koo jeexal ticket yee ngi fii de jeexagul 4 ticket moo demagum 4 ticket si ñaari bolok
comme damaa bëgg ngeen. wala seen i loxo ñëwagul ci Tigo lan lay doon wala supporters yi nga xam ne dañoo dëkkee fu sori. waaw supporters yi dëkkee fu sori ñoom moom dañ leen xaar rendez-vous équipe kii ba nu mu tudd arène ba dañuy def directement mais képp kuy dem ci làmb ji pare pour dem ci làmb ji dama lay ñaan nga ñëw ba ci koñ bi fii jënd sa ticket jënd sa tiset yéeg ci oto bi daal di dem stade mais su ma sañoon convoi la ñuy def dox convoi la ñuy def dox dem bay sa bu fekkee gis nañ ni ay at ci ginnaaw insécurité bi xawoon na fay bari ci li nga xamante moom moo nekk làmb gi notamment football bi également compté nañ ko ci Tigo lan mooy sa message pour fair play bi. waa affaire bu garaaw la parce que làmb ji looloo tax tey mu xaw a yéex mais man ku ma xam-xam ne man fair play man ci laa juddoo ci laa yaroo te secteur bi ma dëkk fair play la ñu xam mais du tee ngay soññu nit ñi di soññi samay supporters ak ñëpp ñoo xam ne nag ñoo ñëw ci làmb ji ñu def lépp ci fair play. arène nationale bi ay 16 moo fa nekk nekkul xeer di wax samay supporters man samay supporters yi ma xam bu nu ñëwee nan def lépp ci fair play wane ni ay noobu lan ñu bëree ko si jàmm ñaan yàlla may ñu ndam daal di ñibbisi. Tigo sama question bu mujj moom li ma lay mujjee jox sa loolu yóbbante la waa Pikine dañ ma ne waxal ñu Tigo ndam la ñu bëgg dañoo xiifaat Tigo dellu si ba toll ci niveau bi nga xamante ni moom la ay moromam yëpp nekk parce que ku xool palmarès am na foo xamante ni fa lañ ko waroon dégg lan ngay tontu waa Pikine ci ndam la ñu bëgg ndam la ñu yàkkamti waat encore une fois de plus si yow. Germaine man njaawalaa njaawalaa di chrétien di taaliba Yeesu Christ ma juddu kër Pa Mahmoud Fall fa laa juddoo ñu jàngal ma julli jàngal ma woor ba ñëpp foo ne woon julli la ma ne dërët ñu yóbbu ma Tiwaawan ma ziar ñaan booba léegi du ma fa jóg damay dem ma tourné sama mbokk murit yi xëcc ma dama la bëgg a xamal benn affaire man chrétien laa de mais damaa tourné sama loxo bi am sëñ Fallou tourné loxo bi am sëñ Mansour ku ko am looy tiit ku ko am lan moo looy tiit man samay combat Mama Marie moo ma koy tànnal Mama Marie moo ma wax ki may bërëg te Mama Marie moo koy daan. waaw kàddu gu mujj gi dama bëgg ñu déglu kàddu gu mujj gi dama bëggoon gërëm tuuti rek parce que amuñu temps bi pour gërëm ñëpp te kuy dem ci làmb ji di bàqu jóge ci làmb ji di bàqu ko gën li ñu war a gërëm dañuy dem daan toog gërëmee ko foofu mais fii dañuy wax tuuti daan ñaar nit ñoo xamee tey jii dañoo nekk tey jii nii ñëpp xam nañ ko chaque jour tey rek la mujj sama kër di ma jox ay kii ak persan mu ñett ñoo xam ne tey jii bu ma demee ba nekk maanaam su ma mënee bëre ñoom ñett a tax su ma mënee bëre ñoom ñett a tax man damay tëdd dinaaw sax di bëre ndax ñoom ñett comme ñoom ñett dama leen di gërëm di baalu àq bu baax a baax waa koñ bi parce que déranger nañ leen du ñaax am na ñu feebar fii ñu déranger leen xam nga sonal leen buur géwél mii nga xam ne sama xarit la maa ngi moom ñu yàgg mu may tëggal ci laam te du ma fayeeku pour booy yi mu àndal ñu mun koo xam buur géwél sama rataanu ko moom Moussa Sam mu jàppale ñu ba tey ñu amaat école boobu comme dama leen di gërëm mais di leen lancer appel ngir yàlla stade ba bugg naa bu ma tourné ji samay supporters yi ñu fees dell parce que combat bi passé ba may génn demeewuloon noonu loolu moo nekkoon